Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko ñu jëwoon ci bopp bi rek la ñuy duggee ak yéen ci yàqali gi dooree xibaaru digg bëccëg geek lu ñeel géej gi ak jëye ji ci faral di am ay nappkat mool yu bari di ca faral di des buñ sukkandikoo ci xibaar yoo xamante ne ji kon jote nañu ko ci directeur adjoint protection ak surveillance des pêches xam le ne lu toll ci ñeent fukki mool ak ñett kon des nañu ci géej gi ci ndoxteel at mi ak léegi at male jeex nag moom li géej gi jël ci bakkan kenn xamul nu mu toll lépp di mool ndax xayma nañu ci téeméer ak ñaari doomi aadama yoo xamante ne ji kon ci géej gi la ñu des lu toll ci téeméer juróom-ñett fukki accident ak juróom-ñett it nemmeeku nañ ko moom Adama Faye moo xamle loole ñu déglu ko ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jeen ñu ngi massawu di jaale njabootu mool yi nga xam ne des nañ ci géej yépp ci at bi ci premier trimestre bi donc 1er janvier 23 mars ci xayma ñun comptabiliser nañu ñaar fukki accident ak juróom-ñeent donc ñaar fukki accident yooyu ak juróom-ñeent am na ci ñeent fukki nit ak ñett yoo xam ne des nañ ci biir géej gi te gisuñu leen mais bi loolu amee aussi ci accident yooyu yépp ñëpp des ci géej gi marine nationale ak ñi nga xam ne ñoo yori secours yi soqali nañu lu mat téeméeri nit ak juróom-benn fukk ak ñett ci at bi bu ñu xoolee at bi nag moo gën a metti ci bakkan yu rot daaw parce que daaw ci même période bi fukki accident ak juróom-ñaar rek nañu amoon yu occasionné ñaar fukki nit ak juróom-benn yu des ci géej. léegi daaw atum 2020 bi yëpp ñaata nit ñoo ci ñàkkoon seen bakkan ci atum yëpp. atum 2020 bi yëpp téeméeri nit ak ñaar ñàkk nañ seen bakkan ci biir géej ci xayma bi nga xam ne am nañ ko te ci lu cumulu juróom-ñetti fukk ak juróom-ñetti accident mais lu mat juróomi téeméeri nit état bi def na effort ñu dem lancer les secours sauvetage ba génn leen ci accident yooyu ba seen bakkan watul. léegi lu ngeen di def ngir moytu loolu. li ñuy def mooy li nga xam ne moom la ñuy liggéeyal bés bu jot fii nga xam ne nañuy liggéeyee nii veille permanente nañuy def maanaam dañu am service boo xam ne guddi bëccëg suba ak ngoon saa woo wootee am nga koo xam ne di nga mën a jokkalanteeg moom lépp lu manti xew ñu lancer ko au niveau ci nga xam ne ñoo xam ne ñoo yore secours yëpp ñu ñëw porter la assistance. DSCOS di direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation des sols tey jii xëy nañu am ñu jëlee fa ñu nekkoon fële ca Mamel ay atelier mécanicien ak i menuisier ñoom la ñu fa yëkkati yëf yi ak na mu demee la ko sabab ak fan la yëf yi xewee dëgg-dëgg des na ci dellu si ci suñu yeneen jotaayu xibaar ak Nafissatou Silla ma ñu fa demal. Université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru tey ji jàppante ma dane woon kur ci diggante takk der yi ak ñii di étudiants yi sabab li moo di étudiants yi ñoo xëy di wane seen bopp ñaar ci seen i naataango yi ñu jàpp téye leen boobaak léegi def na weer ak lu teg la ñu bëgg ñu bàyyi leen ci pàttali mbiri turbale ordre public bi loole lañ leen doon toppee ba tax ñu téye leen mu kalsum li ay xeer yuy taw ca biir université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lacrymogène ya nag di jàllaañoo boor bu nekk loolee xew tey ci avenue Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mi nga xamante ne dañ ko soppi toolu xare ndongo ya nag lenn rek la ñuy ñaawlu muy ñu bàyyi seen ñaari njoñ mu di ki nga xamante ni moo di Amadou Wuri Bari ak Amadou Sow Pape Mawa Diarra nekk ki yore kàddu gi parce que ñun duñu bàyyi fekk bàyyiwuñu li leen tuumaal mooy nee nañ maanaam désordre public lañ def dañu jënd rek essence yi taal te amuñu si benn preuve ñi doon taal bëri na pourquoi maanaam ñu ciblé si étudiants yoo xamante ni dañ doon xeexal seen i droit xeexal seen i frères ce sont des patriotes yoo xamante ni pas des patriotes comme des sonkoïstes non mais des sénégalais yoo xamante ni dañoo gis loo xam ne dañ ko war a xeex di ko xeex comme ñëpp niñ ko defee feeg bàyyi la ñoo ngi baare tali bi ñoo ngi baare direction bi lépp dañ koy bloqué ndongo yi ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru nag ñi joxañ baaraama tuuma ñi di waa COUD ne lu jig njaak ñooma Pape Mawa Diarra le COUD bon il est complice parce que ñoom ñoo jël booy livré leen ñoo jàpp booy au sein du campus jël leen livré leen policiers yi kon ñoom lépp ñoom ñoo nekk ci ginnaaw lépp maintenant on demande au directeur du COUD solennellement mu wax ak autorité policière yi ñu ñëw ñu bàyyi booy ñëw jàng parce que doo war a jàng ci biir examen. ñoom étudiants yi nag nee nañu duñu yem fii ñoom nee nañu suba su jot danañ baare li nga xam ne moo di tali bi jàmmaarloog ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ngir ñu bàyyi seen i mbokk étudiants yi nga xamante ni weer ak lu topp ngi ni ñu teg leen loxo tax ba ñoo ngi woo ñi nga xam ne ñoo di njiit yi ñu taxaw ci dossier bi laata lambay di ñaaw. ñoom étudiants yooyee loolee ñuy tuumal waa COUD centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru kilifa yi weddi nañu ko Khalifa Ababacar Diagne moo wax ci seen tur. ab réeróo la ñun ak étudiants yooyu nga xam ne ñoom ñooy def manifestation bi li ko waral mooy COUD ci moom ay mission bokk ci moom muy jàppalu ay étudiants loolu sax lu nit mën a comprendre la parce que COUD
moom daf fi nekk étudiants yi daf fi nekk pour jàppale leen pour dimbale leen ñi nga xam ne sax ñoo jiite kuréelu étudiants yi mën nañ seede ni à chaque fois que ñu jàpp ay étudiants ci ñi nga xam ne ci suuf ñoom ñooy jëf pour ñu génne étudiants yooyu ci prison wala ci police waa COUD ñoom ñooy nekk ci kanam moo tax xam nga buñ la nee COUD def na pour ñu jàpp ay étudiants day xaw a indi ay jiixi jaaxal lu ci mënta am daal étudiants yooyu di manifester ñun dinañ jéem a jegeyantoog ñoom dinañ leen jéem a rencontrer pour jéem a xool lan mooy li leen metti et li leen metti aussi lépp loo xam ne mën nañ ko ci def rek pour mu saafarawu incha allah dinañ ko def parce que loolu ci lañ mës a nekk. lu aju ci ñi nga xamante ne ji ñoo ñàkk seen bakkan ci manifester yi fii lépp ci ndoddal Ousmane Sonko lay gàlle loolee ki ko wax moo di ñaareelu vice président bu parti Rewmi di Yankhoba Diattara doole jëwriñ gi ñu dénk wàllu télécommunication ak économie numérique mi ngi ko xamle tey jii ci rajo Futur Média Yankhoba Diattara moo newoon ganu RFM matin. jàpp nañu ni li nga xam ne moo amoon ci Sénégal ci fan yi ñu génn kenn mooy responsable bi muy Ousmane Sonko li tax mooy responsable bi parce que Ousmane Sonko dafa nekk citoyen comme ñëpp mais également nekk leader politique. un leader bokkul ak citoyen simple dafa nekk koo xam ne nit ñi dañu am yaakaar ci moom jox ko seen kàddu jox ko seen baat kooku kon warul wax n'importe quoi warul wax def lu ko neex yàlla dafa dogal moom dañ ko accuser viol ak menace de mort ci ab xale bu jigéen moo ko accusé mais fam ko accusé mooy foo xam ne Ousmane Sonko da ko doon fréquenté te ñëpp xam ko. foo xam ne yow da nga fay fréquenté ñëpp xam la fa nga dem di fa maasewu di fa summeeku di fa def nekk ay xale yu jigéen ba ñu accusé lu toll noonu mais sa ngor ak sa dignité waroon na la may fekkente ni li ngay wax mu ngi ci yow da nga xam ne defoo dara ñu convoqué la nga dem répondre soo demee répondre li ñu la ci waxal nga li ci nekk dëgg xam nga ko li ci dul dëgg nga wax ko mais pare au lieu nga dem répondre nga ni sa bakkan nga ci teg say partisans nañu préparé teg ci seen bakkan ndax combat bi c'est le combat de la mort c'est le combat de la xam nga loolu ku koy wax xamal ni lu ca am ëllëg te nekk leader yow yaa ko war a assumer il faut mu xam ni sur le plan moral moom mooy principal responsable li fi am yëpp muy mort ñi nga xam dañoo ñàkk seen bakkat comme ñi nga xam ni dañ ci am ay pertes matérielles. deuxièmement sur le plan politique moom war na xam par rapport ak fi ñu jëm muy élection présidentielle moom waratul mën a prétendre taxaw devant les Sénégalais di leen laaj suffrage ndax suffrage soo koy laaj mooy da ngay jax ma sa kàddu wóolu ma dem doxal la toogal la fenn yow mënoo téye sa bopp di am di fréquenter lieu yoo xam ne nee nga da ngay faju ji mais fi ñuy fajoo ci yu mel noonu xam nañ ko. deuxième vice-président bu parti Rewmi di Yankhoba Diattara woy politique yeeg ñi fare ci kujje politique yi ak seen i yëngu-yëngu ni mu takkarnaasee jamono ji tey dañuy taxaw seetlu ci bopp Khalifa Ababacar Sall moom meerum Dakar ba woon seetlu nañu ne daal coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr bi mu jollee ba léegi daanakam siiwee la ko def ngir mën a jugaat ci wàllu politique am nay visite de proximité yu ñu gis ne mi ngi koy def dem ci askan wi lu aju ci moom i leen bi nag ñu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu politique ñu cay xeltu gis nañu ne daal njiital taxawu Sénégal mënut a toog daal di bàyyi terrain bi noonu rek ba ca Ousmane Sonko muy yaata yumbe faaw moom it dafay jug wane boppam Adja Binta Mata Si Diallo. Khalifa Ababacar Sall génn na ci pataaral gi mu nekkoon boobu ba léegi moom mi nga xam ni moo fi nekkoon meeru Ndakaaru mi ngay wax kon depuis bi mbiru Sonko amee teg ci itam di génn nag saa su ne di am ay visite yoo xamante ni mi ngi koy defal ñi nga xamante ne jege nañ ko professeur Ibou Sané bu université Gaston Berger bu Saint-Louis. mais moom xam na ni pour le moment virtuel candidat la parce que tout simplement tant que amnistie teguñ ko suuf moom du candidat boo xam ne mën a dem mais en même temps aussi baax na mu taxaw woon gaayam yi ni mu ngi fii la ñu compté ki moom am na yaakaar peut-être que suba ou gannaaw suba ou encore ba si kanam ñu may ko amnistie pour mun a dugg ki lamb bi mais nag pour le moment nag moom du candidat virtuel la. Khalifa Ababacar Sall am na expérience ci wàllu politique naka noonu ay ambition moo tax nag mu ni pour mu war a exister politiquement faaw mu repositionné wu waat ci terrain politique bi loolu mooy gis-gisu Mamadou Sy Albert di analyste politique. ñi ko jàppale woon bon loolu pare na ci événement mars bi ñëw événement yi bi mu amee ni événement bu rëy la pour Khalifa xam na am na expérience politique xam na ne lii lu xew Sénégal lu rëy la événement politique la donc événement politique bu toll noonu mu gis ne Sonko mu ngi génn Pastef mu ngi génn ñuy am na ñuy wax ne sax tey ji Sonko mooy leader de l'opposition donc loolu yëpp lu muy wone mooy que moom en tant que observateur politique en tant que militant mënul toog di seetaan donc am na wàllam bu mu war a def jàppale ne Sonko jàppale ne Pastef mais homme politique la que xam na ne que taxaw Sénégal
bon mouvement la am na place ci événement mars 2021 bi. bi Khalifa Ababacar Sall génnee ci kaso bi ba léegi moom mi nga xam ni moo fi nekkoon meeru Ndakaaru dafa noppi woon noppi bi jaaxuloon ñëpp sax waaye léegi ñi ngay waajal élection présidentielle 2024 contexte politique bi ñuy nekk itam tar na lool moo tax moom it Khalifa Ababacar Sall daal di nag jël stratégie politique bu yees. waa SAEMS di wéy di ñaawlu ba léegi yeex gi ñu nemmeeku ci doxalinu administration jëm ci seeni mbir ak assurance yi nga xamante ne jikkoon ministre fonction publique joxe na ko ca ñi ñu bëgg daal mooy ñu jëlee Mariama Sarr ci bopp ministère boobee ñu ko teg ndax lu mu leen fa yàqaloo du leen ko fa defaral ñu déglu Sawru Sène secrétaire général bu SAEMS ci jokkoom ak Alaaji Njogu Jéen. ministre chiffre yooyu muy génne ñun mënuñu dugg ci histoire chiffre yooyu parce que ministre bu toogee ba le 19 xaar ba organisation syndicale yi réagir ñu door ñu communiquer ne def nañu 11 000 et quelques actes yuñ signé mais fan la ñu nekkoon ba xaar le 19 ñuy door a génneendoo loo boobu te loo boobu nga xaar ba moment bi nga koy génnee de cette façon là mais ça veut dire que problème bi daf koy prolonger au niveau de la solde bu doon actes yooyu dañ leen signé régulièrement ñu génn mais bu boobaa solde régulièrement dina leen mën a absorber moo tax ñu jàpp ni ministre bi day fo comme day fo nag il faudrait que président de la République xam ni fonction publique dafa nekk poste boo xam ne vraiment bu liggéeykat yépp la kon foofu moom koo xam ne dañu cuuna waroo fa mën a toog loolu moo tax ñu jàpp ni tey la ñu gën a laaj mais vraiment le départ de madame le ministre au niveau de la fonction publique. Sawru Sène bu SAEMS ngeen di ànd ak rajo Futur Média di déglu xibaaru digg bëccëg gi 13h13. ak RFM kumpa jeex na. àllarbay tey jii àdduna bi yëpp di màggal bëccëg bi ñu jagleel xeex woppi tuberculose ren ji nag mu tombanteeg jamono joo xamante ne ji dafay fekk jeneen wopp ju lakkale 8 mu di Covid 19 bi ñaari wopp la joo xam ne bari na fu ñu nuroo rawatina ci matuwaay yu ñu war a jël ngir di ko moytu waaye seetlu gi moo di tuberculose dafay wopp joo xamante ne ji dafa doy waar te it lu maanaam bu àndee ak lii di coronavirus mën naa gën a yéeme ci. ki mu dal Awa Mbaye ciy leeral. nuroo bi dafa leer jàngoroy sëqët su tarsi ak jàngoroy mbas mi ñoo bokk melokaan ci façon bi ñuy fësee maanaam doomu jàngoro ji ci cëru noyyukaay ba fa la ñuy àkkee docteur Barnabé Gningue di ñu wan nan la ñu nuroo. ñaari jàngoro yi ni ñuy duggee si nit ki benn la jaar si gémmiñ bi jaar si bakkan bi mooy li gën a bëri buñ duggee ci xëtër bi la ñuy gën di dëkk fa la ñuy gën di indi ay yàqu-yàqu ñaari doomu jàngoro yi dafa dem sax ba melokaan wala mandarga yi nga xam ne mooy tax ñu ñaaw njort ne nit ki dafa am tuberculose wala ñu ñaaw njort ne nit ki dafa am Covid 19 benn mandarga la ba tax na tuberculose lépp li Covid 19 di def moom tam mën na ko mën na yàq xëtër tuberculose mooy dem ba nit ki buy noyyi day am ay jafe-jafe dënam di métti nit ki di jeex ni ko Covid 19 di ko defee tuberculose mooy dem ba faat bakkan nit ki nga xam ne daf koo am te demul kër docteur ndax mu mën a faju ki jiite programme bi xeex jàngoro yi tuberculose fii ci Sénégal ne nuroo bi yamul dong ci mandarga yi waaye dem na sax ba ci façon bi ñuy aaroo ndax fépp geste barrière la. kuy sol masque doo am Covid doo am tuberculose kuy faral di raxas sa loxo ndox ak saabu boo ko amul nga jël gel hydroalcoolique yaa ngi moyu Covid 19 yaa ngi moyu tuberculose fépp foo xam ne nit dañ faa daje te seen sorante day dina dem ci mètre wala mu ëpp ko ñooñu ñu ngi aar seen bopp ci Covid 19 ñu ngi aar seen bopp ci tuberculose. waaye nag ñaari jàngoro yooyu lu ñu nuroo seen ànd ci nit ki du jur jàmm docteur Barnabé Gningue di ko leeral. sëqët su tarsi muy tuberculose ak coronavirus ñoom ñaar fépp fu ñu daje dañuy sottoo nit kooku ndaxte tuberculose moom kese mën na dem sax ba faat bakkanu nit coronavirus day faat bakkanu nit moom itam am na foo xam ne bu fa yeggee segem ñoom ñaar ku ci nekk am na doole bu ko may mu mën a rey doomu aadama rawatina bu fekkee ne ñoom ñaar dañoo dajaloo ci benn yaram muy doon ñaari feebar yoo xam ne bu ci nekk musiba la kon day doon ñaari musiba yu daje ci benn yaram ay loraange yu diis lay indi mën na dem sax ba faat bakkan nit kooku. ñi amee jàngoro yi sëqët su tarsi di tuberculose ñu jàppee leen comme ñoo xamante ne dañoo fragile jëm ci jàngoroy mbas mi ba tax ci fagaru bi ba tax ci xeex bi kër docteur di leen di digal ñu gën a yokk pas-pas. ñàkk yi ñuy ñàkk ngir mën a aaro ci woppi coronavirus yi yegsi ci réew mi ñañu ko jagleel di ñenn ci mu di mag ñi fële ci diwaanu Touba moom seetlu nañu ne ñi war a ñàkku ji ak ku leen rey la ñu yemale loolee nag neexul kilifa yi amee wàllu wér gu yaram ca boobu di diwaan ndax gis nañu ne dafay indi ay gàllankoor ci seenub liggéey ci jamono ji nga xamante ne ji seen yéene mooy ñàkk lu mu gàtt lu toll ci 200 000 doomi aadama Mariama Diop ciy leeral.
campagne vaccination ngir xeex mbas mi doxul dara fii ci diwaan bu Touba lu bëri ci askan wi dañoo lonk bañ a dem kër docteur bu ñu sukkandikoo ci docteur Ndeye Maguette Diop njiit bu district sanitaire bu Touba bi la yokk si ñi ñu bëgg leen seen bopp mooy jege 2 junni doomu aadama ci ñi nga xam ne ñoom la ñu njëkk a tàmmoo. am na si ñoo xam ne dañ naan dañoo néggandiku waaye am na ñoo xam ne sax dañoo dellu ginnaaw carrément ay information yu wérul yoo xam ne dañ ko jaarale ci réseaux sociaux yi tiitloo nit ñi ba ñu bari moo leen woowee dañuy wax dañuy taaxirluwaat li ñu yéene mooy tey askanu Touba bi yëpp lu mu bon juróom-ñaar fukk ci téeméer boo jël ñàkk ko ba nga xam ne wax fa dëgg yàlla mbas mi dina fi génn te xam ne loolu rek mooy suñu ndimbal ndax ku xam Touba xam ne moo dajaloo ànd ak màggal. moom nag mu ngay sàkku ci askan bi ñu dem vacciné wu ji ndax kat jàngoro ji ba léegi mu ngi ci diwaan bu Touba teg ci di faat ba tey. boo ko ñàkkoo am na ñoo xam ne duñu yëg dara. waa loolu da nga tëkkaale loo xam ne da lay yóbbu maara de taali baax ya may ñaan ñu déglu ñi seen xam-xam màcc leerlu lu leerul mag ñi nga xam ne dañoo war a ñàkku seeni waa kër nañ leen dimbali yóbbu leen ñu ñàkk képp ku amee doomu jàngoro it dëkkaale ne la say mbokk yóbbu nga ñàkku. Touba jot na ci lu toll 3 junni ak juróomi téeméeri vaccin Sinopharm ak AstraZeneca fañ ko teg nag sori na lool ci luy jeex ci jamono joo xam ne coronavirus bi mu ngi wëyal yoonam bi mu tàmbalee ak léegi lu jege junni ak juróomi téeméer am nañ ko téeméer ak fukk ak ñett ñàkk ci seen bakken. Marema Diop fii ci Touba RFM. ci weneen wàll ci xibaar liggéeykat yi ci seen o mer la ñu def jamono ji li leen merloo mooy nee nañu ren du ñu jot dividende di ñaawlu nag daal lu ñu ne kilifa yu seen o yi ñoom ñoo ko doxale rawatina ci wàllu koppar. Mohamed Alimou Ba. premier problème bu liggéeykat seen woy am mooy ren yi duñu am benn dividende daanaka seen action yi du jur dara ndaxte seen o dafa déclaré déficit daanaka amul bénéfice ren ji mooy premier exercice boo xamante ni def na ko première année gannaaw bi mu yegsee moom seen o naka noonu kon liggéeykat yi am nañ 8% ci action yi société bi waaye nag kon duñu jot benn koppar ci wàllu woowule moo tax sa syndicaliste yi dañoo mer ne ñoom jàpp nañ ni seen o dafa maquiller compte yi yëfi leerul nu mantamel état Sénégal am na 24% ci société bi kon day siéger ci conseil d'administration bi naka noonu ngir maquiller compte yi du yomb ndaxte naka noonu compte Sen'Eau yi day am cabinet d'expertise internationale boo xamante ni moo koy certifié nu mantamel mooy que liggéeykat yi naam am nañ progrès ndaxte ci SDE 5% lañ amoon ñu am ci société bu bees Sen'Eau 8% loolu taxul seen jafe-jafe jeex kon arrivé Suez bi changé wu lu bëri en tout cas ci wàllu amélioration conditions de travail xanaa kay dafa yokk coono bi ndaxte lu ñu amoon ci ay avantages ñoom travailleurs yi jàpp nañ ni dañ ko perte ci wàllu kon heures supplémentaires yi dañ ko changé jox ko beneen régime luy wàññi kon xaalis bi ci wàllu woowulee naka noonu promotion bi du promotion interne wala sa ci wàllu gestion bi gestion boo xamante ni ñu jàpp ni ñoom loolu leerul dara moo ne de liggéey wi moom dafa yokk surcharge de travail. waxtaane lu ñeel mbirum Fatou Kiné Ndiaye mu di xale bu jigéen bi doon dem Maroc te ñu yóbbante ko ay bagages ca bagages ya ba ñu ko xoolee aéroport dañ caa gis drogue waa ji ne moo ko yóbbante woon drogue bi dawoon ñu téye woon ko moom xale bu jigéen bi démb ci la ko police bu Maroc mujj teg loxo moom waa ji loolee nag doomi Sénégal yi nekk ci Casablanca di ko rafetlu di xam le ne ñoom dañoo mës a rafet njoxtu ci ne xale bu jigéen bi di Fatou Kiné Ndiaye la ñu koy toppee defu ko leerali Xaadim Mbay foofee ca Casablanca. Sénégalais yu bari ci Maroc gannaaw ba ñu déggee xibaar bi ni teg nañu loxo ki naan Massouxa Mbeng mbégte mu rëy la ñu àndal. yaakaar naa ni képp ki nga xamante ne am nga xol te nga doon sénégalais nekk Maroc tamit bi nga yëgee ni Fatou Kiné jàpp nañ ko amoon nga tiitaange ak njàqare donc buñ dem yegsee ba ci ñu ne ki nga xamante ne moom la ñu waxoon ni moo ko jox drogue bi jàpp nañ ko la da ngay mel ni ku yenn ku lu diis. mbégte mu yaatu ndax bu ñu sañoon du ñu am suñu benn mbokk sénégalais bu nekk ci dans des difficultés. boo jëlee côté femme bi seen famille en fait voilà
nekkoon nañ ci ay problème voilà. Mansour Mbeng ñu teg ko loxo fële ca Agadir ci sud royaume chérifien gannaaw ay bis ñu koy wër moom nag dañu koy jiiñ ni dafa jëlan drogue dugal ko ci bagage yoo xam ne da koo jox ki nga xam ne moo di Fatou Kiné Ndiaye mu waroon ko indi ci Sénégal ndaw soosee sax nag ba léegi mu ngi ci loxoy yoon. Ibrahima Bayo di ab taskatu xibaar fii ci Casablanca ak yeneen sénégalais yu ñu laaj fi mu ne nii ñoom jàpp nañ ni ndaw si di Fatou Kiné Ndiaye soo moytuwul dinañ ko delloowaat afiyam. am nañ ci yaakaar ni que tamit na fa jaare tamit seetal ndaw si lépp li nga xamante ne ji ñoon nañ ko. lañ ci def di ñaan rek que justice soit faite donc lépp li nga xamante ne rek war na ci nañ ko def ba nga xamante ne su beneen yoonee duutu ko def. lii nag du guleet lu mel ni dafay faral di am moo tax ñuy woo GPI ñuy gën di bàyyi xel bu baax seen liggéey. donc képp ku la indilati bagage xool ko bu baax soo mënee jël photocopie passeport am wala carte séjour am bindal ko reçu nga def boo ko mënulee nga jël ko fa pour suba ñu éviter genre problème yi. Khadim Mbaye Casablanca rajo Futur Media. RFM bitim réew. jaare noo ne waxtaane xibaari biti réew ànd ci ak Georges Déthié Diop maa ngi lay nuyu bu baax a baax Georges. maa ngi lay fay Mamadou Mohamed Ndiaye. ñu doore kook la xew fële ca Congo opposition ba fa ñoom daal ñoo ne élection présidentielle yi ñu fa amaloon ba jël Denis Sassou Nguesso falaat ko élection yi waroon nañ koo xoolaat ndax taq na suuf. nee nañ taq na suuf loolee tax sax bu ñu nar yóbbu mbir ma ca kanamu cour constitutionnel ngir ñu niilal watug premier tour ba li waral seeni décision nag moo di mbir mi ni mu gaawee lool ñu fësal résultat provisoire yi. Mathias Zon nekk troisième ci élection boobee moom nee na résultat yi dañ ko compilé ci yàkkamti kuje gi fas yéene contesté résultat yi jógee ci région forestière yi nekk ca nord bu dëkk ba sorientoog capitale bi 900 kilomètres de Sassou Nguesso nag ñu ne moom moo jël ndam li ci élection bi téeméer boo jël ñu ne juróom-ñetti fukk xob yi ak juróom-ñetti toftal astut moo leen gàddu moom nag mu ngi ci boppu réew ma fanweeri at ak juróom benn ca Côte d'Ivoire moom session parlementaire bu njëkk bu législature bu bees bi 1er avril lay doon bés boobee la ñuy fal itam ki nga xamante ne mooy jiite assemblée nationale ba maanaam président ba ndax ka fa ne jamono ji nag danañ ko bàyyi mu nekk ci boppu réew mu di moom Amadou Soumaoro li leer moom am na ay tour yi commencé ñi nga xamante ne ñu ngi commencé naan mën na am ñoom ñu nekk ci boppu assemblée nationale bokk ca Adama Big Togo jamono ji nag ki nga xamante ne moo di président assemblée nationale mu nga ca Turquie ngir faju am na ay jamono sax demoon na fa foofu ca Turquie def fa fanweeri fan. ñu dem fële ca Guinée ak dorog bu bari bopp teg nañu ko fa loxo. mu di golfe de Guinée l'armée bu France marine bu France nag moo ko def dimanche gi ñu weesu juróom benn tonne cocaïne ci xayma ci xaalis 1 million d'euros la wala 600 milliards francs CFA gën kaa tuuti bateau bi drogue ba nekkoon Rio de Janeiro ca Brésil la jóge woon juróomi fan ci weeruk mars. saisie bu mujj bu gënoon rëy mu ngi amoon ci atu ba 2006 4,2 tonnes la woon te loolee mu ngi amee woon ca Martinique ca Bangladesh gën kaa tuuti fukki nit ak juróom ñàkk nañ seen bakkan ci ab làkk wi nga xamante ne moo amoon ci ab camp réfugié Rohingya ñeenti téeméeri nit ba léegi kenn tegagu leen gët loolee waa au commissariat des Nations Unies ñoo ko xamle au commissariat des Nations Unies pour les réfugiés xamaguñ nag lan moo waral boobee incendie waaye ñu ne kilifa yi Bangladesh ubbi nañ ca ab l'enquête jeexale ak Birmanie gën kaa tuuti wala bokk lu ëpp juróom benn téeméeri nit la ñu tegoon leen loxo jamonoy coup d'état ba ñoom bàyyi nañ leen alarba tey gii nii AFP moo ñu eggee boobee xibaar ñu ne lu ëpp ñaari junniy nit ak juróom-ñetti téeméer ñoom lañ tegoon loxo putsch ba 1er février ba léegi ci putsch bi nga xamante ne ci lañ daanele kii di Aung San Suu Kyi loolee association d'assistance aux prisonniers politiques moo ko xamle. tur yu yéeme rek nga fi indi Georges bu dul Jibril Massakoy Aung San Suu Kyi bu dul moom Jibril yow daal Georges yaa ngi noonu rek man ni nga miinee waa bitim réew yi jaaxal na amee nañu bokk ci ñoom na nga def jërëjëf. RFM Sport. yow moom tur wu neex te sell nga yor Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. Cheikh Ahmed Tidiane. maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi laa siyaar Mamadou Mohamed Ndiaye. ay ca ñu ànd ak yow ci xibaaru biti réew yi doore ko ak gaynde Sénégal yi nga xam ne war nañoo football ak Congo fu ñu toll ci wattaay. ñu ngi waajal ndax tey ji suba gi daal nañu amal li nga xamante ne daal moo di seen deuxième séance d'entraînement am na beneen bi nga xamante ne dañ ko amal niki tey ci ngoon gi
ngir waajal kon bokk seen jongante googule seen diggante ak Congo ajjuma ca Brazzaville jëm ci 5e journée éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations ki nga xamante ne nag moo di Abou Diallo bokk ci joueur yu bees yi nga xamante ni Aliou Cissé daal dina leen boo ci équipe bi moom nag yëkkati na ay kàddoom yu njëkk moom mi nga xamante ne défenseur central la ca Paris Saint-Germain la mu wax nag moo di la ko tax a jóg mooy défendre couleur réewam ñu déglu ko. Je suis très content d'avoir l'honneur de représenter le Sénégal. waaw am mbégte lool ak fierté daal di sol may équipe nationale bu Sénégal ndax xam ngeen ni fii la samay ay waajur daal di juddoo donc tey jii nii choix bi nga xamante ne def naa ko regretté wu ma ko benn yoon c'est vrai que nag avant ma doon signé Paris Saint-Germain jotoon naa ñëw Sénégal waaye daanaka kenn xam ma woon donc boobu nag ci la lépp leer sama bopp ni man danaa jouer pour équipe nationale bu Sénégal dëgg la nag man franco-sénégalais la ndax dama juddoo France ba pare am ay origine sénégalaise donc choix la woon moom choix bi nga xamante ne daal mooy bu gën mooy ñëw li nga xamante ne daal moo di nationalité sénégalaise bi ma jël ko ngir défendre sama réew. waaw concurrence moom ñun tàmm nañ ko comme mu doon suñu club wala équipe nationale te loolu dama jàpp ne lu baax la te man sax xam nga ni man ragaluma ci li jëm ci wàllum concurrence danaa ñëw daal ñafe ngir fexe kon bokk ni ma amee sama place ci équipe bi nag xam naa ko ndax xamoon naa coach bi xamoon naa joueurs yi xamoon naa aussi composition équipe bi donc loolu moom du benn problème pour man waaw sama contact ak joueurs yi moo amul woon benn jafe-jafe ndax ñu si bëri xamante woon naa ak ñoom ñenn ñi jot nañoo football ñenn ñi voilà ay adversaire lañu waaye xamoon naa leen nii daal donc loolu moom awma benn problème pour adapté wu léegi nag nañ jublu rek ci liggéey bi te fexe kon bokk ñu ñafe pour jël Coupe d'Afrique des Nations. Servir le pays et le pays nous servira par la suite. Congo Brazzaville Sénégal ajjuma ci bu 16h jotee foofule ca Brazzaville lañ koy daal di amal di ngeen ko mën a déglu tamit en direct ci rajo Futur Média yëf yi nag danañ ko daal di door ni ki tey jii jamono gi sax may wax ak yéen am na yenn ci ay jogante yi nga xamante ne door na ci bu 13h jotee tombeek juróomeelu journée bu qualification Coupe d'Afrique des Nations ci atum 2022 ci Cameroun lu tolloog nag juróom-ñaari match ya ca gën a ràññeeku moo di diggante Ouganda ak Burkina Faso waaye tamit derby ouest africain ca Conakry tey ci ngoon 16h diggante Guinée ak Mali ñu ànd sek Youssouf Bodian ci stade bu général Lansana Conté bu Ndongo ci la Guinéen di jongante ak doomu Mali qualifié ba pare Sili national kon faaw mu gagné su bëggee qualifié ci kaddu sélectionneur bi di Didier Six. on a une équipe bi ñu bëgg a teg contre Mali équipe la boo xamante ni jàpp nañ ne war naa mën a dóor Maliens yi ndaxte dañoo soxla ñetti poñ yooyu lee match bi ñu ngi koy footballé ci suñu stade bi nga xamante ni stade bu bees la ñu ngi xalaat ne tamit ndam li ci ñun ñii lay ñëw ndaxte dañoo bëgg a jël paie kon ngir loolu am faw ñu gagné ñaari match yi ñu dese Tchad nag fi ñu toll nii bàyyeetuñ ko xel bu baax ndaxte ñoom joué tuñu bu ñu ko defoon sax ñoom waa Tchad yi le mën na am ñu ñàkk match bi ñetti bal ci dara. ak Tchad mi kaaf génnee ci jongante yi Namibie am na juróom benn poñ digganteem ak Guinée ñaari poñ moo ci nekk. Guinée moom la sax soo moytul ci matcham bu mujj Naby Keita du ci bokk ci groupe B bi Burkina Faso faamu daan Ouganda mi nekk ci deuxième place bi ngir qualifié wu Malawi mooy ñetteel Soudan di 4e ñoom it nañ jéem def lépp ci mercredi bi ngir gën a jege ci kaw ci groupe C bi nag Ghana ak Afrique du Sud faaw ñu am ñetti poñ suñu bëggee qualifié loolu rek moo leen mën a muccal ci Soudan mi dajee ci mercredi bi ak Sao Tomé bi ñu éliminé Togo ak Tchad ñu disqualifié ñoo yeneen ñaari sélection yu ñu éliminé juróomi sélection yi qualifié ba pare mooy Cameroun mi organisé Sénégal Mali Algérie ak Tunisie. Youssouf Bodian ñu fàttali tamit ci wàllu jongante jamono gi ñu wax ak yéen diggante Ouganda ak Burkina Faso door na yile waxtu yi tamit diggante Éthiopie ak Madagascar ña nga ca noonu itam diggante Rwanda ak ñii di waa Mozambique Ndiaye. waxtaane leneen mu di tey ji ci ngoon ci bitim réew Europe ñoom it danañu aju ci qualification yi ngir coupe du monde bii di ñëw. waaw ci bu 17h jotee la ñuy daal di amal jongante yu njëkk gi diggante Turquie ak Pays-Bas lay daal di doon République tchèque moom dana fekk Estonie ca dëkkam 19h45 mooy deuxième vague lii di rencontre yi Slovénie dana tas ak ñi di waa Croatie Russie moom dana amal déplacement ca Malte Chypre dina dal la ñi di waa Slovaquie Azerbaïdjan ñoom ña nga ca Portugal Serbie diggam ak Irlande lay daal di doon Belgique ñoom danañ tase ak ñi di waa Pays de Galles Finlande ak Bosnie yi tamit danañu daal di tase noonu itam diggante Gibraltar ak Norvège Lettonie 19h45 dana tase ñi di waa Monténégro jogante gu mat a bàyyi xel yi tamit 19h45 diggante France di équipe championne du monde ak ñi di waa Ukraine kon bokk Ndiaye lii moo fi gënoon fas ci xibaaru tàggat yaram. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Cheikh. jaajëf. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia. ak seen savon de Marseille créole
ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf font siroog tibbantey tànk ak dammantey xeef géwéy politique yi nekkee ci réew mi sang bu tedd ba ca Touba di Serigne Mountakha Mbacké Bassirou sàkku na ci ñoom ñu teg ko fi suuf ubbil Le Quotidien Serigne Bassirou Mbacké Porokhane mi xalifa bi yónni woon ci ñi fara ci opposition bi moo gisee ak ñoom démb ginnaaw bi mu yëkkatee juróom fukki millions yi xalif général des mourides jagleel ñi loru woon ci manifesté yi amoon ci réew mi jox ko ñi mu ko war a jox ca la ca tegee jottali leen càkkute fu xalifa général des mourides mu di ñu bàyyi xiiroo beeg ŋaayo bi moytu fitna ndax ay ngànnaay ak ki xeer taxul kenn falu la si kay nañu làng opposition bi di Front Résistance Nationale bi ñuy gisee démb ak ndaw li xalifa général des mourides yónni woon ci ñoom wax nañu ko ñoom it li ñu bëgg ak li ñuy séentu ci Macky Sall bëgg-bëgg yi yéenekaay bi nee nañu fukk la Les Échos nañu waa Front Résistance Nationale teg nañu seeni exigence xalifa bi di sàkku ci ñoom ak dal ak dox luy doxal jàmm ci réew mi ñaan politique kat yi ku ci am yéene mbaa bëgg-bëgg nga bàyyi ba campagne jot nga wane li nga mëne ak fi nga mëne ñoom ñi ci opposition bi ci réew mi li ñu bëgg ci njiitu réew mi quotidien nee nañu moo di mu jëli fi procureur de la république ak doyen des six taxawit ñëpp di ko dégg mu ne du def troisième mandat loi bi ñu fi def mu jëm ci wàllu parrainage it ñu jële ko fi opposant yi nga xam ne dañ leen a xañ seen droit de vote ñu delloo leen ko bu ñu ci nuppee lijjanti coowal Petro-Tim li nga xam ne boobe ba léegi kenn waxatu lu ca jëm suur soit xëy di leen ngóobe ndax jàpp na ne li ñuy sàkku ci président Macky Sall ñoom ñi koy sàkku xam nañu xel ne munta nekk wute wut ak taxaw naan Macky Sall demal ajji weer wi indil ñu seeni exigence bari na liste ba gudd na ba mel ne bëccëg gu ñu xëy ne mburu amul ci dëkk bi Vox Populi nañu li xalifa général des mourides sàkk woon ci Macky Sall sàkk woon ko ci Ousmane Sonko ba tax ak dal dellu siwaat ci réew mi Serigne Bassirou Porokhane fàttali na ko démb ca ndaje ma mu di sama ñaari doom ñooy jàmmaar la waraf la ci man ma ñaan leen ñu teg lépp ci suuf ku ma ko ci may ma sant ci yàlla ba noppi gërëm la te it ñëpp dinañ ko yëg ku ma ko ci bañalit ma jàppe ko noone waaye du tee ñëpp danañ ko yëg Sud Quotidien nañu fi ñu toll ni opposition bi ci réew mi yeewuwaat nañu te Ousmane Sonko moo leen yee moo leen dojji moo leen dolli aw fit moo tax ba ñu bari ci ñoom jógaat ngir jëlaat li ñu moom en tant que opposant ki ci nguur gi di président Macky Sall lii Quotidien nee nañu li leer ba leer moo di ñi nekk ci wetam am na ci ñoo xam ne ci fan yi di ñëw dana leen dàq séddoo ak ñoomum yóbbal ndax dafa toll ci jamonoy fexe lu indi jàmmaku dal ci réew mi te ñooñe ni ñuy doxale ak di ko waxee safaan walay jur La Tribune nañu ko moytuwul it fii ak 2022 moom président Macky Sall dana delloosiwaat ci réew mi poste premier ministre ngir politique publique yi gën a tege ci yoon waaye yi nga xam ne mi ngi koy liggéey ci réew mi moom président Macky Sall moom lu ko ci gën a jàppale ndax ñëpp seetlu nañu ne poste premier ministre bi ñu fi jële saafara su jur jàngoro la lu mu fi yàqul defaru ko fi partenaire yi jëflanteeg Sénégal sax loolee la ñu gis ñëpp it gis nañu ne Macky Sall bi mu fi jële poste premier ministre ci réew mi ak léegi dafa wét ci yëf yeneen mu di xibaar yi nga xam ne Mariama Sarr ministre fonction publique ak renouveau service public wax na ko ci xët mu njëkk Soleil national nee na ci diirub ñetti at yi ñu génn état bi génne na lu mat téeméeri milliards ak juróom-benn fukk ak juróom-benn faye ko rappel yi mu warloo ak jàngalekat yi réew mi kàddu yi soxna Mariama Sarr yooyee moo nekk ci xët mu njëkku la Sénégal tontul sëwru seenit boo saayam si mi ngi ci xët mu njëkku journal bi nee na ministre Mariama Sarr dafay bëlëfe ak di tuur nit ñi lëndam li war a leer tey journal Source A nee nañu moo di mbirum élection locale yi ñu war a amal ci réew mi ndax dañu leen di reporter am déet mooy li ñu war a waxtaane tey ji ci suba ci biir commission politique bu dialogue national bi Fatou Kiné Ndiaye di xale bu jigéen bi jànge Maroc te ñu ne dafa am benn waay bu ko joxoonub yóbbante ca yóbbante ba drogue am ci ñu jàppoon ko moom xale bu jigéen bi téye ko war ko atte l'observateur nee nañu xale bu góor bi ko joxoon drogue bi jàpp nañu ko ca Agadir fa la ñu ko jàppee Masuxa Mbeng la tudd l'observateur nañu bi ñu ko jàppee ci la ñu xamee ne ndekete mbiri Fatou Kiné Ndiaye moo mujj moom la ñu yëg waaye li mu ko def na ko yeneen ñetti nit